collectivité locale yi li jiitu suñu liggéey mooy ñu fexe am cadre de vie bu sain waaw collectivité locale moom bu mënta lijjanti cadre de vie mënta lijjanti dara ñun bu ñu mënul fexe Thiès set Thiès sell Thiès rafet ñu taal lamp yi dëkk bi am sécurité ñu am ay espace vert ay espace de vie xale yi mën a génn doxantu ca bu ngoonee ñu mën a ñibbi bu fekkee collectivité locale mënta lijjanti loolu su promettre développement à une ville ay naxel ñu waxante dëgg ci boppam donc ñu jàpp ni cadre de vie boobu li ci jiitu mooy dëkk bi set gis ngeen depuis 1 mois ñi ngi ci mobiliser ay moyens yu lourd dinaa ci ñëwaat dans une autre communication remercier ñëpp ñi ci jàpp c'est des moyens lourds yoo xamante ni mais Thiès dafa am ay doomam yoo xam ne dañu bëgg Thiès loo yëkkati lu jëm ci Thiès rek ñu ñëw jàpp ci depuis 1 mois presque ñu ngi ciy liggéey gis ngeen dans les quartiers gis ngeen moyens yi fa ñëw équipe yi fa ñëw loolu dinaa ci ñëwaat mais loolu lépp mooy ñi ñu ko mën a ñi ñu dimbali bañ réussir loolu mooy ay doomu Thiès yoo xam ne dañu gëm Thiès rek donc mais lépp ñu fexe dëkk bi set waaw dëkk bi set tey jii seetlu ngeen ni tali suuf si mi ngi wàññeeku gis ngeen ko am nañ ay bac yu bëri yoo xam commandé nañ ko ay poubelle parce que nag dëkk bu toll ni Thiès nga war fi gisoo fi poubelle loolu catastrophe la yoo xam te dëgg une catastrophe je me dis que ay Thiès amul poubelle catastrophe la les services ferrailles yi war ne leen monsieur le maire ñun amuñu sax bale ñu bëgg dëkk bi set c'est pas possible tout ça on est en train de nous réorganiser wut le matériel le petit matériel commander ay poubelles parce que dañu bëgg dëkk bi set pauvreté mën na am waaw ndóol loolu lépp mën na am ñàkk ay moyens mën na am waaye nag set nag volonté la du demandé wul ay moyens set volonté la am nañu volonté dëkk bi set am nañu volonté suuf yi nekk ci kaw tali bi mag ñi dañ ni vers les années 70 Thiès dañ daan raxas tali waaye ñun bu ñu mënta raxas tali ñu góorgóorlu tali bañ suuf si bañ a am ci tali bu ñu mënul raxas tali nañu góorgóorlu et ça cet engagement je l'ai pris avec des gens de l'UCG avec waa FERA dinañ leen organiser davantage dans les semaines la semaine prochaine dinaa convoquer une réunion mu boole leen Thiès incha allah dana set bu soobee yàlla waaw boobu engagement moom jël nañu lu ñu ci mën dinañ ko def incha allah dëkk bi dina set dina yokk sécurité parce que aujourd'hui am na un personnel de la mairie boo xamante ni affecté nañ leen ci surveillance urbaine xale yi nga xamante ni dañuy jàng yenn heures yi di traverser ay lycée Malick ay Iba Katiba nga xam ne ay danger la ñun dinañ fa yóbbu ay suñuy équipe à 7h30 ñu jàppale xale yi bu midi jotee dinañ leen fa yóbbu ngoon gi dinañ fa yóbbu waxtaan nañu ak police semaine prochaine dinañ leen defal formation parce que loolu ci suñu responsabilité la ci suñu responsabilité sécurité xale yi loolu aussi ñu ngi ci liggéey waaye place de France bi li tax ñuy woote ci waxtaan mooy ñëpp a ko bokk docteur Babacar Diop moomu ko mairie bi rek moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk bu fekkoon dañu nekk dans ci village dañ naan mooy penc mi am penc nag ñëpp a ko bokk lañ fay def ñu waxtaane ñi seetlu ni fi mu toll nii bari na ci espace yoo xamante ni mi ngi ñuy rëcc parce que privatiser nañ ko def nañ fa yoo xamante ni du ma ñëwaat ci débat boobu li am solo mooy ñun dañu am engagement récupérer espace yooyu dolloo ko mu nekk la mu nekkoon démb ay espace public ay espace vert jet d'eau yi daw mu naat ngoon gi su ma génnee gis fii ci place de France gis mag ñi toog ci grille ci koor gi ndax mag ñi dañ fi daan ñëw ñu toog ci grille damay am lu ma métti trop ma gis mag ñi toog ci grille yi loolu du dëgg du yoon ñu war a defaraat espace boobu nan lañ koy defaraate nag looloo tax ñu woote yoon ñu woote waxtaan mais bu ñuy wax place de France du fii rek nga xam ne fi la jardin mais toute la place ba ci promenade bi yëpp mu am une cohérence générale dinañ dem sur le terrain ñu constaté ndoo ñun ñëpp la fa nekk après suñu ñëwee fii ay boroomi xam-xam yaa ngi fekk urbanistes yeeg paysagistes yi ñu ngi fi architecte ñu ngi fi ñu waxtaan mouvement de jeunesse yi invité nañ leen imam yi mag ñeeg ñëpp a ngi ci ku ci nekk am nga ci sa xalaat même boo dul technicien am nga loo xalaat ci penc mi nan la war a mel ñu waxtaan fi borom xam-xam yaa ngi fi ñoom bu ñu paree dinañu tracé ay schéma su ko defee mois de mai bi incha allah ñu commencé liggéey bi
ñi fexé ba place de France bi nekk la plus belle place du Sénégal bu ñuy paree ñu attaquer l'avenue Caen parce que prochain grand chantier bi c'est l'avenue Caen. Nous voulons faire de l'avenue Caen la plus belle avenue du Sénégal parce que option bi ñuy liggéeyee mooy Thiès ville verte te yooyu am nañ ci ay waxtaan yu xóot yoo xam ak ENSA ak Eaux et Forêts vraiment ñi accompagner ci ñi fexe ba Thiès nekk dëkk bu naat dëkk bu set dëkk boo xamante ni ci boppam ku fi ñëw di nga xam ne lii une ville la